comment ça va et comment va la santé. wérgu yaram àllarba gi nag maam Seyni muy jaay caam ak i ganam dinañu waxtaane ani yan matukaay la nit ki war a jël buy gis mbaax ngir rek mën a ànd ak set wérgu yaram nag àllarba lay am bu 17h jotee jàpp 18h ngir ngeen bokk ci waxtaan bi mën ngeen def 88 628 05 05 88 628 05 05. asalaamaaleykum mbokki auditeur ak auditrice seen rajo Afia FM ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalalaat seen émission bi nga xamante ni moo di wérgu yaram émission bi nag xam ngeen ko ni muy ñëwee àllarba bu nekk di waxtaanee lépp lu aju si seen wàllum wérgu yaram ñuy dugg nag ci mbir yëpp ci feebar bu mu mënti doon ngir rek seen wérgu yaram saa su ne ngeen di sàlloo ak moom ca nam waree tey ji nag ma ci àndal ak sunu yaay yi ki nga xamante ni mooy sunu yaay ci kër gi di Ta Fama Dieng Ta Fama nuyu naa la. fay naa la maam Sey. tey Ta Fama li ñuy waxtaanee ci émission wérgu yaram mooy wàllum hygiène menstruelle maanaam jigéen saa bu toll ci gis mbaax taxawaay bi nga xamante ni war na ko mën a am ci wàllum cet loolu nag ñu ci ànd ak ñi nga xamante ni ñoo di waa benn kuréel gu taxaw tudd santé mobile nag lan moo ko wundu ak mooy lan dinañ jëw leeral ko bu baax ci waxtaan bi ak suñu gan yi nga xamante ni ñoom lañ fii dalal bokk na ci kii di Fatou Bintou Thiam moom bi nga xamante ni moo di njiit li Fatou Bintou nuyu nañ la. fay naa leen. nga ànd ak ki nga xamante ni moo di Khady Diarra moom bokk ci lépp lu jël ci wàllu communication ci kuréel googu Khady Diatou ñu bàyyi nga nuyoo. fay naa la jërëjëf Ta Fama wax naa ko te li ñuy waxtaanee moo di wàllum santé menstruelle. di ci ànd ak ñi nga xamante ne ñoo di waa santé mobile bu ñu dee commencé rek déjà Fatou Bintou ci yow lay tàmbalee bu ñu doon wax tey lan mooy hygiène menstruelle mooy lan. D'abord maa ngi présenter suñu association. Association bi mi ngi commencé depuis 2014 fii ci Sénégal. Et à l'international fondation la. moom mooy nekk ci Canada. fii Sénégal nag ñu ngi regroupé ay ndaw yoo xam ne gis nañ ne am na benn problème ci dëkk bi boo xam ne nit yi bëgguñu ci wax sujet tabou la moo tax ñu regroupé wu par rapport ak activités yi ñu jot a def depuis 2014 ñu ñëwal seen bopp ne ñoom bëgg nañ bokk ci association bi pour mun a gestu problème boobu parce que c'est un problème de jeunesse ñoom jeunes yi ñoom ñu bëgg ñëw gàddu wax bi pour mun a wax ak ndaw yi. léegi comme pour répondre à ta question affaire hygiène menstruelle comme li nga ko waxee dafa nekk set ci jigéen parce que xale yi bu ñu gisee seen baax parents yi d'habitude du ñu am habitude di leen leeral lépp ba mu mat des fois dañu que leeralu lañu ne ko à l'avance dañuy màggaale loolu soit ñu wax ak seen xarit walla seen sœur wala ñu dem wax ko école te yaay yi bëgg nañ kii par exemple bu ñuy amee doom boo xam ne xam nañ ne ñu ngi ci âge boo xam ne war na mën a gis ndaw mu gaawantu ñëw waxtaan ak moom ne boo gisee âge bi boo gisee da nga gis mbaax waxtaan ak moom ci hygiène bu mu war a am proprement serviette yi ñaata yoon la koy utiliser naka lañ koy utiliser naka la war a comporter parce que dafa am comportement boo war a am ci période boobu noonu loolu yëpp ñu gestu ko di ci waxtaan du may wax tamit duñu ay sage-femme aussi dañuy jàppale rek ministère bi ñu ngi liggéey ak direction de la santé de la reproduction dañ leen di jàppale rek parce que ñun ñoo gën a am mobilité pour dem ci région yi dem jege xale yi pour mën a waxtaan ak ñoom ci lu jëm ci côté sensible boobu ñuy wax hygiène menstruelle. di fàttali rek mbokk yi yéen mën ngeen bokk ci émission bi bu ngeen defee 88 628 05 05 ngeen ñëw bokk sunu émission bi tey li ñuy waxtaanee di mooy li nga xamante ni moo di wàllum hygiène menstruelle dégg nañ Khady Diatou Thiam explication yi nga xamante ne joxe na ko ci Ta Fama jëm ci loolu nga xamante ni moo di wàllum set ci ndaw rawatina jigéen saa bu tollee ci gis mbaax. jërëjëf Seynabou defe naa ne waxtaan wi nekk na waxtaan wu am solo rawatina nag mu nekk waxtaan woo xam ne dafa jëm ci ndaw ñi maanaam du ma wax sax ndaw waaye ñi nga xam ne dañu nekk en âge de procréer loolu nag mooy rek jigéen ñi nga xam ne tey tollu nañu ci ëmb
ak imbi kon bu ñu waxee li nga xam ne moom moo jëm ci naka la ñuy war a taxawee naka la ñu war a def ba bu ñu tolloo ci gis baax ñu gisee ko ni mu ware taxaw ci it ni mu ware loolu dafa nekk lu am solo sëy na bu defe naa ne bu ñu waxee tey baax dafa am ñu ko jagleel wax nañu ko mooy jigéen ñi nga xam ne dañu toll ci ëmb ak imbi waaye baax boobu dafa am it solo ndax tey bu ñu ko waxee jigéen rek mooy ki nga xam ne moom mooy gis baax mu am nag ci lu mu lalu baax boobu dama bëgg rek ñu ñëw tuuti parce que nit ñi war nañoo xam xëy na da nga ciy toll wax nga kenn du ko waxtaane rek gis ko duñu la wax portée bi baax boobu am ci jigéen gis baax boobu portée bi mu am ci jigéen ñu dellu si tuuti rek su fekkee ne jigéen tey mu ngi gis baax lan moo koy xaar su fekkee ne tey jigéen gisul baax lan la mën a indi handicap ci dundam en tant que jigéen loolu defe naa ne war nañu koo xam balaa ñuy ñëw ci waxtaan wi nit ñi gën a xam ne taxaw ci baax boobu bañ koy mu ànd ak hygiène solo bi mu mën a am aussi ci dundunu jigéen boobu ci ëmbam ak imbee waaw Tafama ñun ñu ngi commencé wax ci hygiène question yu am solo nga wax léegi comme baax en tant que tel jigéen bu koy gis comme ñun bu ñuy def formation yu jeunes yi dañuy am ay dépliant ak ay module yoo xam ne dañ koy appliquer module bi bu njëkk bi moom mooy cycle menstruel bi cycle menstruel bi dañ leen koy jàngal ba ñu xam ne fan la deretu règle yi di jógee ak naka lay jógee loolu yëpp dañ la koy tegtal ba ñu xam ne lii c'est biologique si ñoom la bokk bu ñu xamee loolu ba pare hygiène menstruelle ñu mën a compter seen règle yi ñu xam période de fécondité yi ak yooyu yëpp buñ ko xamee ba pare si la ñuy commencer gestu seen humeur yi parce que xam na bu ñuy gis seen règle yi dañuy toll comme par exemple 13 ans entre 13 ans ak 16 ans day topp benn âge boobu noonu day nekk période adolescence ak pubère période boobu dafay tax nit ki mu nekk góor wala mu nekk jigéen dafay am attitude boo xam ne dafay génn ci moom day fogoon ne moom mag la kenn mënu ko wax dara ba mu dégg parce que âge boobu day fogoon ne gis na ne am na dara changement ci yaramam bu dee jigéen la mu ngi commencé am ween ba pare commencé gis règle yi bu dee góor la mu ngi commencé am ay éjaculation ak di demee noonu léegi ku ci nekk changement yooyu noonu muy am ak changement d'humeur bi comportement bi curiosité bi loolu yëpp mu mélangé day perturber xale bi bu dee moom xamul ne lii moo tax mu am comportement boobu day jaxasoo te jaxasoo boobu mooy indi période boobu noonu mu sensible ci xale période boobu noonu bu ñu ko gestuwul commencé ko informer ci information yëpp lu jëm ci hygiène menstruelle lu jëm ci puberté ci puberté laay wax bu ñu ko joxul information yëpp dafay jaxasoo ba nga xam ne dina dem uti information feneen foo xam ne mën na ko indil jàllal ko comme ay délinquance wala comme grossesse précoce yi période googu lañ koy am parce que ñu ngi gis seen bopp ñu ngi sentir seen bopp te amuñu kenn ku leen guider ndax parents yi ñoom da lañ lay wax rek moytul góor te moytul góor c'est pas une finalité parce que lu tax may moytu góor xale gi xamu ko te génération bu ñu toll nii ñu ngi am télé bi ak yeneen influence yu jógee feneen te bu ñu deful nànk rek xale yi dina leen jël information ci internet bi walla feneen te du am encadrement bu mu war a am ci période boobu noonu. Khadijat Fatou Bintou Tafama am na lu mu wax mu jëm ci wàllum communication bi ci loolu sax laay dugalee ki nga xamante ne moo di Khady Diarra communication ba war a am diggante mère enfant wala père enfant ci sa doom bu tollee ci adolescence langage de vérité bi nga xamante ni parents yi war nañ ko tenir ak seen doom yi ñu gis ni léegi nemmeetuñ ko parents yi amatun mënuma ni fit pour wax ak xale yi it dawatuñu utali seen parents ngir mën a am information bi gën yéen ñi yor wàllum communication ban langage ngeen am habitude di tenir ak genre xale yu ni mel. ok comme ni nga ko waxee rek parents yi du ma ne amuñu fit bi mais xam naa dañuy rus ak jàkkaarloo seen doom yi di waxtaan ak ñoom donc ñoom pour ñoom sujet tabou la moo tax ñun bu ñu commencé waxtaan ak ñoom dañ leen wax ba pare booy gis règle du feebar. gis mbaax déjà du feebar
c'est loo xam ne c'est quelque dafa xam ne loo xam ne lu normal la. peut-être ni muy ñëwee rek moo metti ndax am na ñoo xamante ne buy ñëw ci moom day metti trop. waaw day metti mais buñ nee du feebar dama bëgg a wax ne lu normal la. nekkul loo xam ne dafa spécial ne ñii lay dal du dal ñii. ñëpp jigéen ñëpp lay dal. donc loolu dañ leen di njëkk a xamal ne lu normal la du feebar du dara ñu waxtaan ak ñoom ne ñu def leen moroom ne ñu anti jigéen waru am sujet tabou waru am dara. comme tey seen yaay yi mënuñoo waxtaan ak ñoom ci yooyu. ñu ñëw en tant que jeune ñëw waxtaan ak ñoom wax leen ne ñun ñëpp a yam donc booy gis say règle nii ak nii nga war a defee nii ak nii. 88 628 05 05 ngeen di def mbokk yi ngir bokk ci émission bi nga xamante ni moom la ñuy amal tey jii jëm seen émission bi di wérgu yaram tey jii nag li ñuy waxtaanee moo di wàllum hygiène menstruelle ñu ci ànd ak ñii di waa santé mobile. ñuy wéy ba tey ci waxtaan bi Tafama dégg na kii lim soxna Khady li mu wax. ci communication parent enfant bi am na ñoo xamante ni sax moom wax na ko parents yi du ñàkk fit mais rusé la wala it ñàkk jot goo xamante ni amuñu ko ci seeni doom. defe naa ne Seynabou damay dellu si rek maam Sey damay dellu si rek ci li nga xam ne nag moom la Fatou Bintou Thiam wax. defe naa ne wax nañu lu am solo moom ak ki nga xam ne moom moo yore lépp li nga xam ne dafa jëm ci wàllu communication bi di Khady Diarra ci ndax waajur bi dama ko fi wax émission bi santé bi ñu jóge dama ne rafet na neex na baax na ñu waxal la sa doom ci biti ci lépp li nga xam ne dafa jëm ci wàllu yaramam ak éducation am mais defe naa ne li gën a am solo mooy ñu dellu si xamal parents yi ni ñu ko doon defee bu njëkk am na solo ñu dellu si waat ci loolu man mënuma dégg ne nit jigéen surtout mën na ñàkk a jot ba ñàkk a jotu teg sa doom balaa sax muy gis baax dama lay wax ne la xale yi dañuy xam balaa sax ñuy gis baax comme yow xam nga ne sa doom dina xam balaa muy gis baax rafet na balaa ñu mbeddama di ko digal wala di ko waxal wala ay moroomam di ko xamal wala di ko waxal xëy na la ñu koy xamal mooy ñoom rek li ñu xam ndax li ñu xam baax na wala déet yow defe naa ne war nga am fulla ak faydu yar sa doom ci mu xam ne baax bokk na ci jigéen comme ni ñi ñu ko waxee association bi di mu ko waxee xamal ko it ne baax boobu nga xam ne moom lay gis dafa am lu bari lu mu koy préparer ci àddina en tant que jigéen ndax defe naa ne baax day wane ne kii bu sëyee am doom kon defe naa ne loolu rek waxtaan wu yaatu la sans pour autant sax nga ne ko moytul góor comme niñ ko waxee léegi ñu xam ne baax dafa war a préparer jigéen bi si mu am doom te ku nekk xam na ne suñu société fonk na bëgg na jigéen boo xam ne dafa nekk jigéen buy mën a jur te defe naa ne Seynabou boo jëlee léegi Fatou Bintou mën nga ko gën a leeral doom kon defe naa ne bari na ay porte yoo xam ne mën nañ ko ubbi waxtaan ak xale bi ba bu gisee baax jege yaayam wala mu jege magam wala mu jege ki nga xam ne itam bàjjanam la wala tàntam bu nekk ci biir kër gi defe naa ne am na solo ndax loolu defe naa ne fa la hygiène bi di war a commencer ñu wax la carrément naka nga war a def lan nga war a utiliser naka nga ko war a utiliser defe naa ne Fatou Bintou mu ngi ci woon léegi wala sax laata mbir yi di ñëw nan lay sa yaram coppite yi nga xamante ni dañ ko ci nembeeku laata mbir yi di ñëw si yow ñàkkul sa yaram changement yu muy am luy génn si yow loo xamante ni war na la si mën a yee nga xam ne lii kat toll naa fii kon léegi ma gis mbaax comme li ñu koy waxee nag xale nag buy gis baax nag du tàggoo nag du tàggoo parce que ñu ngi wax entre 9 ans ba 18 ans mun nga gis rek am na ñoo xam ne duñ ko teel a gis ba 18 ans am na ñoo xam ne ba 18 ans bu ñu gisul dañuy fogoon ne c'est anormal mais c'est normal parce que sa butitu jurukaay la ñuy wax moo ñoragul parce que buy ñor nag moom du tàggoo du tàggoo dañuy jox tranche d'âge rek léegi bu xasee ba jot nag nit ki comme lu mu ko taafaama lu mu ko waxee léegi warul parents yi waruñu xaar ba bu mu jot ko ba mu gis règle baax pour mu ñëw di waxtaan ak moom war na mën a tout le temps di waxtaan ak seen doom yi parce que maa ngi fàttaliku daaw bu ñu defee tournée été bi dem ba Kolda côté Kolda ñu ak Kolda ak Bakel ñu ngi gis parents yoo xam ne ay góor lañ ñu ñëw di waxtaan ci affaire
gis baax mais dañoo kontaan dañoo ñëw woo xale yëpp woo village bi yëpp ñu nekkoon ci alentour yëpp woo la ñu ñëw toog pour ñu déglu lu ñuy wax parce que nee nañ ñoom am nañ kersa di waxtaan ak seen doom yi te dañuy nangu téléphone yeeg yëpp lu ñuy utiliser bloqué internet bi pour ñu bañ a am accès ci internet. parce que gis nañ ne influence boobu baaxul ci xale yi. ñoom lu ñuy def moom mooy. Fatou doguma la ñu jël ki nekk ci téléphone bi allo allo mbokk mi allo. mu mel ni rëcc na Fatou Bintou. waa comme lu ma ko waxee léegi kon parents yooyu noonu gis nañ ne am na solo waxtaan bu ñuy waxtaan ak seen doom dañuy naan donte xamuñu lan fan la ñuy jaaree waxtaan bi pour xale gi mun leen déglu ñoom occasion la ci ñoom pour ñu ñëw waxtaan ak seen doom ci lool ba pare di xool tamit serviette yi ñuy utiliser. parce que nous tamit association bi dafay fabriquer aussi ay serviettes hygiéniques yoo xam ne c'est réutilisable. parce que gis nañ ne gestu nañ bu baax que serviette coton yi waxuñu ne baaxul mais nekkul 100% coton et c'est pas naturel aussi léegi gis nañ ne tamit infection yu bari jeunes yi ñuy am ci période boobu noonu période règle bëgg nañ ko wàññi te xool nañ ci poste de santé yi xool ci enquête ci fépp foo xam ne jeunes yi ñu ne infection yi bari na sage-femme yi duñ ma weddi infection yi bari na torop te avant suñu maam yi amuñu woon problème boobu parce que dañuy jël tissu fóot ko ba mu set utiliser waat ko léegi ñun ñu defar ay serviettes hygiéniques yoo xam ne dañ ko gestu def ci ay imperméable pour mu bañ a senn ba pare di ko crochet comme li ñuy def serviettes jetables yi di ko jagleel ndaw yi parce que gis nañ ne moo gën a naturel déjà ba pare di leen jàngal naka lañ koy fóotee ba mu baax pour mun ko di ko utiliser waat peut-être Dakar am na jeunes yu bari yoo xam ne peut-être dañu naa amuñu temps wala xool ci internet bi moo leen gën a soxal que di fóot serviettes yi mais bu ñu suivre suñu formation ba ñu wax leen bienfait wu serviettes yi ñu ci bari dañuy daw ci pour ñëw ut ci ko ci ñun léegi looloo tax déjà loolu yëpp ci conseil ndaw yi la bokk lu jëm ci utilisation serviette yi lu jëm ci infection yi moytu infection yi xam sa cycle menstruel ba pare mën a communiquer ak sa parent dañuy pousser xale yi ñu gën a communiquer ak seen parent que di dem di waxtaani feneen bu ñu demee ci école yi tamit professeurs yi dañuy pousser professeurs yi que bu leen dalee ci classe ñu mun leen may temps ñu mën a dem toilette sans pour autant ñu bañ a rus parce que ñu ci bari rus boobu ñuy rus ci classe rek dina leen tere jàngi parce que dañuy dem ba bàyyi jàng ndax rus boobu kese wala ñu bàyyi jàng parce que amuñu serviette bu baax bu ñu utiliser parce que saa bu ñu jëlee serviette day senn muy tache léegi bu ñu dañuy naan au lieu que muy dem ak serviette bi di tache naa toog sama kër heure règle yi te ñuy rater ay cours di rater ay examen ba dem ba abandonner cours yi daal di toog seen kër léegi loolu yëpp si day dugg ci affaire yu gis baax ba tey moo tax day englober lu ñuy wax développement wu jigéen parce que góor mun na ko raw ci loolu lu ñuy wax parce que jigéen war nañ sàmm côté santé wam yépp ba nga xam ne dina mun a nekk dans de bonnes conditions pour mun a yeggale jàngam comme lu mu ko waree waaw loolu yépp la ñu gestu nag tamit di ci waxtaan ak xale yi. Tafama Fatou Bintou wax na lu jëm ci wàllum cycle yi mais est-ce que loolu dina yomb ci xale bi pour mu xam ban taxawaay lay am bu cycle am jege seen na xam na ñoo xamante ni dañoo am cycle régulier am ñoo xamante ni dañoo am cycle irrégulier donc loolu xale bi pour mu xam ko du nekk lu yomb ci moom ba mu war a mën a jël ay matuwaayam. waaw bu ñu waxee ci affaire cycle. waaw ñu ngi lay déglu ci affaire cycle menstruel bi nag. am na ñu amul bu régulier comme ni nga koy waxee waaye loolu gis nañ ne sage-femme yi ñu ngi ciy gestu te am na ay médicaments yoo mën a jël pour sa cycle régulier koo xam ne dafa ñëw ne cycle am régulier wul wala gis na ci mois bi 2 fois règle am loolu am na loolu dañ lay wax na dem ci sage-femme yi am na ay médicaments yoo mën a jël pour réguler sa règle yi parce que règle bu régulier moo gën a mën a neex a calculer sa période de fécondité te comme ni ñu koy waxee planning familial xam na dañu naa xale yi jaruñu leen koy wax waaye tamit xale yi instant yi nañ baal ma nag nañ boo xam ne nga wax leen ci planning familial yàqul dara
parce que pour aar seen bopp la parce que feebar yi bëri nañ fi infection yi VIH yeeg yeneen feebar yëpp bëri na te defe naa mu sàmm santé woo moo gën que di faj après loo xam ne peut-être neexut a fecc comme VIH wala mu jëlee sa ëmb yàq jàngam ak yeneen loolu yëpp moo tax planning familial bi baax na tamit ñu ci waxtaana bu baax ci xale yi parce que structure de santé yu koy def léegi bëri na comme ASBEF ak MSI yoo xam ne ñoo ngi fii Fatou Bintou donc ma la ñu jël ki nekk ci ligne bi allo mel ni kooku rëcc na waaw defe naa ne ñu ngi leen di xaarandi rek ci 88 628 05 05 defe naa ne waxtaan bi dafa am solo rawatina nag ndaw yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu wala parents yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu sax te bëgg itam bokk ci waxtaan bi indi ñoom nu ñuy waxtaane ak njaboot gi defe naa ne loolu it ñu ngi koy xaar comme ni ko Tafama waxee mën ngeen participer ba tey ci émission bi waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy suñu invité ci li ñuy waxtaanee tey muy wàllum hygiène menstruelle te may interpeller rek ki nga xamante ni moo di Khady gis nañ ni xale yi bari na ñoo xamante ni bu ñuy gis seeni règle it bokkuñu nombre de jours yi nga xamante ni leen koy gis ñii dañuy gis 3 ñii 4 ñii 1 semaine ñii 2 semaines am na ñoo xam ne sax dañuy dem ba ñoom dañuy tiit seen bopp ndax li ñuy génnee ci deret mooy bari ci yoon ban mooy nombre de jours normal ci kuy gis règle am nga li nga wax dëgg la dañuy faral di gis comme ñu jigéen ni ñu wutee noonu la cycle yi di wutee donc pour man sama xam-xam bu gàtt laay waxee règle normale gis règle normale 5 jours la sama xam-xam bu gàtt donc ku mel noonu buñ taseeg moom dañ la naan nga dem comme ni ko Fatou Bintou waxee nga dem ci hôpital gis sage-femme mu wax la yan garab nga mën a jël pour sa règle mën a normal kon ci médecine am na garab yoo xamante ni moo koy régulariser waaw am na ci d'accord kon mais loolu pour nga xam que il faut que tamit nga dem ci médecin wax ko sa situation wax ko fi nga toll ngir moom it mu xam yan garab la lay jox pour li nga xamante ni mooy sa cycle mu normal Fatou Bintou am na loo xamante ni it am na muy menstrualité précoce yenn saa dañ koy dégg xale boo xamante ni dafa teel a gis mbaax par exemple xale bu am 8 ans mu gis mbaax kooku ngir mu sàmmoo ak cet gi nga xamante ni moo war ci yaramam du yomb ndax xale bu am 8 ans daanaka xamul dara bu ci mag ñi jàppul rek du dem xale boobu taxawaayu ki nga xamante ni moo war a nekk moom ci bi muy gis mbaax lan la war a doon xale boobu nag man lu may conseiller parents yi parce que parents yi dañuy faral di comparer seen bopp tout le temps ak seen doom dañuy naan man bu ma ko gisee lii la woon mais boo amee koo xam ne 8 ans la am mu gis règle man lu may conseiller parents yi mooy ñu dem ci sage-femme ba gën a jege. ndax loolu wóorul ci maanaam. sage-femme ba gën a jege mu conseiller ko peut-être par rapport ak comportement bu mu anam parce que kooku dafa war a gën a soxla encadrement. surtout. dafa war a gën a soxla encadrement parce que bu dee teel na ko gis war na jot encadrement bu wax nan lay comporter way école. parce que 8 ans xaw ma ban classe la war a nekk. CP classe yu ndaw la. yoo xam ne xamuñu peut-être ñuy utiliser serviette xamuñu fan lañu combien de temps la ñu war a utiliser serviette changer ko. proprement sànni ko proprement ci poubelle yi. loolu yëpp dafa soxla encadrement bu baax a baax ba pare di surveiller xale yi parce que léegi mag yi neex nañ xale yi neex nañ këf di leen surveiller bu baax wax ak. jar na sax dam wax ak professeur u école am maîtresse am parce que âge boobu maîtresse lay am wala kii prof mun na dem waxtaan ak moom bu baax ne kii dafa teel a gis règle peut-être comportement bu changer classe mu prévenir parents yi pour mu gën a neex a encadrer aussi loolu d'accord lu ma si bëgg a yokk tuuti tamit comme ni nga souligner gis règle xale ni ñu koy teelee gis. loolu mooy war a wala ne parents itam dañoo war a mën a gën a mën jël ses responsabilités. à partir de 7 ans nga commencé waxtaan ak sa doom ne ko lii de war nga ko gis nii ak nii lay demee. nga wax ko yow ci sa xam-xam lan nga xam ci gis mbaax boo ko gisee nan ngay def ak nan ngay comporté woo. kon defe naa ne man ci Khady Diarra laa doon ñëw sax comme moom moo yore communication. dafa am yu bëri yoo xam ne dama ko fi jàpp ñu wax ko te muy problème ci jamono jii ñu toll.
ndax tey defe naa ne bu leen Marie-Louise Correa déggoon bu ASBEF dina kontaan lool ndax dañu doon mos a waxtaan mu ne ma faama bi fi serviette hygiénique jógee ñu ko doon jaay pharmacie nga xam ne chaque mois boo paree say règle da ngay fóot ba mu set weer ci naaj bi boo paree passé daal di ko enveloppé waat denc ko boo amee waat say règle nga génne ko si la lu bëri ñëwee ci li nga xam ne moo jëm ci hygiène menstruelle li ñuy wax ndax nee na booba amoon na moins de problème ndaxte lépp li war ci serviette hygiénique bi doon na ko def defe naa ne Fatou Bintou Thiam wax na ko fi léegi kon bu ñu demee ba ngeen koy delloo si kon defe naa ne dinañ sant yàlla waaye itam dina am problème ndax coton bi dafa gën a noppale maam say wax na ko coton bi aussi war ngeen wax bu baax niñ ko war a utiliser defe naa ne nit ñi ñu ngi koy utiliser xamuñu ko ndax dama ne bu ngeen génnee ci Grand Yoff bi dox tuuti rek di ngeen fel benn coton boo xam ne li ci am mu nga ca te warul woon a demee noonu xëy na xale yi ñu ngi koy gis xale yi ñu ngi koy fowe te defe naa ne waxu hygiène tey la ñuy wax kon war nañu dugg ci coton bi boo ko jëndee naka boo ci paree naka nga ko war a def ak journée bi ñaata coton normalement moom nga war a utiliser pour mën a am sa hygiène boobu xam naa nag serviette yi moom ñi xaw a dëgër tuuti ñoo koy utiliser waaye du ñi nga xam ne mooy disquette ji ma xam waaw ndax coton bi moom dugg na fi noppale na te amuñu li war coton yi baax yëpp bariwul defe naa ne pour nit ñi di ko mën a am ni mu war ma ñu jël ki nekk si ligne bi allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si na ngeen def. ñoo ngi sant bu baax soxna si noo tudd ak fooy wootee. waa tudd na dama koy xaw a leb waaye xam naa maa ngi wootee xaar yàlla. dëgg la. li ma bëggoon mooy dama doon am lu ma laajte parce que dama dégg seen sujet bi. ñu soxal ma lool. surtout lu jëm ci mbirum jigéen. surtout ne dañu yor ay doom yi jigéen gis nga. ma gis na xale yi léegi dañu taamu léegi di jël. di jënd tampon 500 yi. mooy yi ñuy jël te paquet dafa bëri daal léegi ci marché bi. waaw 350 sax léegi nga am. voilà léegi nag ma gis ne. bu njëkk ba ni maam doon def mooy naan jël sër yi ñun loolu la ñuy suñu yaay jàngaloon su ko defee ñu xotti seen sër yi préparé wu ñu wax ñu ni ñu koy def ak sa boobu tam instant bu dañ ko doon changé ma bëggoon xam des na morceaux yooyu tey jii ñu bàyyi ndax amul benn conséquence bu mu indil xale yi tey muy rek kii serviette hygiénique yi ñuy jël léegi bu weesoo loolu amaanaa beneen question muy rek xale yi nga xamante ne dañuy jël tey jii serviette hygiénique yi mooy yi ñuy jël ci paquet yi di ko def ko ci seen kanam ñaata temps la war a durer pour rek bañ a am infection parce que gis naa ne xale yi dañuy gis koo xam ne day dem jàngi def ko balaa wàcc 4 heures mbala 5 heures léegi day toog bu rombee da ngay xam ne carrément kii am na benn odeur buy dégagé wu ci moom dëgg la waaw loolu tamit defe naa war nañu ci wax benn sensibilisation te tamit wax ñoom seen yooyu ñuy wax ne ñoom ñoo ngi koy defar nan la ñuy def ba fànni ak jot ci parce que tamit xamuñu ko daal xamuñu fu ñu koy dem di jëlee ak tamit fete beeg yooyu yëpp fóot beeg yooyu yëpp xam nga temps yi xale yi moom boo ku leen bëgg a fóotloo yooyu moom da ngay waaru dëgg la waaw léegi yooyu tam bëgg naa moo wax ma ci tuuti tamit nu ma ci mën a baaxee bu weesoo loolu tamit règle douloureuse yi ñuy wax tamit bëgg naa mu indi ma ci leer muy ñeenti question yoo xamante ne man yu ma soxalal nee nañ ma su amee jëkkër mu deñ te man am naa jëkkër teewul dañul bu ñëw moom day metti trop waaw léegi yooyu tam bëgg naa mu leeral ma ko en même temps tamit mu wax ma loolu lan moo koy indi ak yooyu quoi d'accord jërëjëf soxna si kon Fatou Bintou déglu ngeen li nga xamante ne mooy ni question yi ñu tàmbalee ko rek ci question bu njëkk bokk na ci mooy li ta fama doon junj léegi boo génnee fu nekk di nga gis ñu fay jaay léegi ay serviette te norme yi nga xamante ne norme d'hygiène yi nga xamante ni moo ca war amu ca dañ koy teg en plein air poussière bi da ci nekk nga bëgg ko jël tey daal di ko teg sa kanam mu mel ni loo xamante ne wan dina la mën a yokkal ay feebar waaw man kontaan naa trop ci question auditeur bi kii woote léegi parce que question yi mu posé yu am solo la yu am solo déjà mu ngi wax ci maam yi xanaa sànq maa ngi ko doon wax sax tissu yi ñuy dem xotti di ko utiliser y avait moins de problèmes de santé par temps yooyu noonu léegi nag serviette yu ñu indi ñun dafa nekk en tissu coton 100% tissu coton 100% la ba pare am imperméable bu ñu ci def ci suuf ba pare neex na fóot parce que tissu bi coton malheureusement indi mais coton la mais genre dafa neex a fóot te am nañ ay astuce de lavage yu indi pour faciliter fóot yi xale yu jigéen yi démb rek la ñu jógee Fatick joxe ay serviette foofu noonu avec l'aide de World Vision
World Vision moo joxe ay serviettes foofu jeunes yi mais c'était des jeunes entre 12 et 19 ans xale yi ci boppam ñoo laaj ci serviettes yi dañ leen wan na naka lañ koy fóotee ak naka lañ koy utiliser ñoom ñu ne bëgg nañ parce que gis nañ ne am na solo pour ñoom parce que di dem di laaj sa parent chaque mois jox ma jënd serviette ah te parent mu ngi am ay soucis yi mu war a jënd dépense wala leneen rek leneen loolu dafa metti neexul léegi ñu am serviette boo xam ne mën nañ ko utiliser pendant 2 ans di fóotal seen bopp di ko utiliser waat moo leen gën a yombal xale yi sa boppam ñoo ko wax léegi instant yi tissu bu muy wax nii man ñun gis nañ ne moom moo gën a baax ah du ñun rekk ko wax benn programme boo xam ne GHM mondial la boo xam ne ñoo ngi ci partout dans le monde plus de 167 pays ñoo ci bokk ñoom ñëpp nee nañ réutilisable baax na te ils sont partout Canada France lu mu tudd surtout Inde ñoom ñooy champion ci serviette réutilisable donc na xam ne loo xam ne ñëpp gestu nañ ko ba pare te xam nañ ne moo baax tissu comme serviette yu nga wax nii yu nekk ci mbedd bi comme lu ma wax duma nekk di wax ci jetable yu commerçant yi di defar parce que ñoom peut-être loolu la ñu méngoo waaye dañuy wax tamit population ñu def attention bu baax ci serviette yu ñuy utiliser mu ngi wax aussi temps d'utilisation bi temps d'utilisation bi bu dee jetable ngay utiliser am na jetable ñuy jaayee ci pharmacie yoo xam ne yu baax la tamit coton la cher na waaye coton la yooyu bu dee temps d'utilisation 3 heures de temps la parce que coton yi ñuy utiliser ci coton yi ngay utiliser jetable yi dafay am ay gel yu ci nekk te gel bi bu demee ba jël sang bi dafay day indi moom mooy indi odeur boobu noonu ñuy gis te lu ñu gestu ci gel boobu noonu produit chimique la tamit donc loolu mën na ko indi problème de santé ba pare indi ko odeur boobu noonu muy am ba pare looloo tax xale yi di am problème boobu bu dee tissu la ñuy utiliser tissu 5 heures de temps mooy temps d'utilisation bi 5 heures de temps xale gi war na ko changer waat même bu nekkee école dafa war a jëlaat beneen boo xam ne def na ko ci saagam mu jëm ci toilette yi nettoyer wu comme il faut fomp ko ba mu set ba mu woow parce que bu woowul tamit loolu da koy indi irritation parce que serviette bu woowul bu tooyee ak deret bi mu tooy noonu da ngay gis ne day dem ba mu verte parce que dafay day développer infection ba pare sa kanam dafay gajaf te gajaf boobu noonu bu xoosuwee tuuti rek infection mën na see dugg moo tax ñuy conseiller xale yi ñuy xool temps d'utilisation bu baax a baax a baax règles douloureuses yi comme li ñuy wax dafa am sujet tabou bari mag yi comme li ñuy wax mag yi ñëpp dañuy reporter ci seen bopp dañ lay naan boo amee jëkkër règles yi douloureuses yi dafay dañ loolu médecine kiiwu ko wanewu ko man lu ma gis ci conseil yu ma am ci médecin yu ma entouré yëpp lu ñuy wax moom mooy jigéen bu nekk dafa am façon lu muy gisee règle am parce que ay pompe la dafa mel ne ay pompe yuy pomper pour sang bi mën a génn bu koy pomper bu dee yow sa yaram tàng na par exemple doo ko yëg du def règle douloureuse yow bu dee sa yaram dafa sedd di nga yëg douleur yi ay contraction la comme lu muy pomper noonu lay def ay contraction léegi nag par rapport ak degré d'acceptabilité la ñuy wax ci nit ki ci jigéen mun na kooram mu accepter contraction yooyu naturellement mu bañ a am douleur am jigéen boo xam ne peut-être yaramam may ko moom moo koy indil douleur yu metti te loolu yëpp sage-femme yi nag ñoo la ci gën a mën a xóotal bu dee am na ay garab yu muy jël mu jël ko walla mu jël ay traitement de grand-mère comme ay thé yoo xam ne mun na ko woyofal ci douleur yi ba pare di def sport di yëngatu bañ a toog benn sur place parce que le fait muy yëngatu yaramam tàng contraction yi dafay gën a wàññeeku ci moom mu wàññi douleur bi aussi waaw defe naa répondre naa question. waaw maam Sey man ci li ñu fi waxtaane léegi dafa am yoo xam ne dama ne xëy na santé mobile bëgg na liggéey lool bëgg na képp koo xam ne yaa ngi nekk jigéen mën a gis sa baax ci ni mu waree te mu nga bañ ci am benn gàllankoor boo xam ne dafay jóge ci li nga xam ne mooy microbe
waaye ñu wax fii lu am solo ku nekk xam na ne Sénégal dañu jël njàngum jigéen yëkkati ko ba nga xam ne tey boo xoolee bariwul jigéen boo xam ne demul école te bu demee école ñu ngi fexe nu mu fa toogee ba am ay lijaasa yoo xam ne daf koy jàppale pour mu am liggéey loolu yëpp nag bu amee ñu ne santé hygiène menstruelle dafay am solo ngeen di liggéey ak école yi may laaj ndax di ngeen dem ci école yi parce que wax nañu ko temps bi bëri la jigéen bi di nekk ci école bi war a changer li nga xam ne mooy ay serviette am bu fekkee ne école bi damay wax sax léegi émancipé nañu ba nga xam ne nit ñi dinañ jóg dem toilette te duñu tàggoo jóg dem defi say besoin ànd sa saaga say coton ñëwaat toog mais ndox toilette yi man boog liggéey naa ci ay école yoo xam ne ñu ngi Rufisque mais c'est rare nga dem ci toilette école fekk mu set wala nga fekk fa ndox léegi est-ce que loolu tey yéen prévoir ngeen ko pour di dem ci école yi di waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk école yi jigéen bi mën a am ndox mën a am douche yu set bu fekkee ne mu ngi bëgg changer li nga xam ne mooy coton yi. dafa posé na ma question bu am solo parce que xam na lu ñuy wax GHM gestion de l'hygiène menstruelle programme bu yaatu la te ministère d'assainissement mu ngi siy liggéey PEPAM projet eau assainissement ak lu mel ni ONU Femmes ñoom ñëpp ñu ngi gëstu si lu jëm di changer bâtiment bloc toilette jigéen yi parce que gis nañ ne bu ñu dem dafa toilette yi avant xalaatuñu jigéen yi ak confort bu ñu war a am si période menstruelle léegi ñu ngi koy commencé gëstu ba nga xam ne toilette yu bees yu waa PEPAM di def sur place yëpp dañuy may espace bu baax jigéen bi dafa robinet si biir ba pare bu dee amul ndox boo xam ne dina am foofu ñuy jël ay seau d'eau yoo xam ne c'est vraiment fermé avec des pots pour que ñu mun a nettoyer wu normalement en période menstruelle ñun tamit école yi dañ fay faral di demoon nañ ci lycée Parcelles demoon nañ ci lycée Parcelles ak yeneen école ci village yi surtout ci village yi parce que aussi dañuy wax ne association lañ suñu doole bariwul donc lu ci bari ONG yi ñoo ñu jàppale pour ñu mën a dem ci région yi dem ci yenn écoles yi circuler pour waxtaan ak ñoom journée bu ñuy def nag day gën a tax ñu kii ci parcelle parce que ci parcelle lañ koy defee banlieue te journée bi dañuy wax benn journée boo xam ne 28 mai c'est international monde bi yëpp dañ koy féete parce que gis nañ ne am na solo c'est le moment de faire le plaidoyer au niveau de l'inspection de l'académie au niveau aussi des mairies et préfets ñu xam ne y a un problème ñu gëstu aussi femmes yu bari ñu ñëw assister ak école environnantes yëpp yu nekk Parcelles Guédiawaye si environ banlieue bi Pikine sax invité nañ leen pour ñu ñëw assister si journée boobu pour ñu gën a am information déjà lu jëm ci assainissement parce que ministère assainissement dinañoo def présentation ba pare wane programme am par rapport ak problème eau boobu parce que xam naa ne kër yëpp bu ñu demee ba 10 heures 11 heures dootuñu amati ndox wala boo dëkkee ci étage moom 7 heures du matin sax ndox bi mën na couper ci kaw donc problème eau bi moom fépp la ci Sénégal waaye nag war nañ gëstu ndaw yi bu baax xam ne ñoom war nañ am confort bu war pour mu tax ñu toog jàng bu baax conscience tranquille parce que même bu dee gis baax c'est naturel aussi c'est un problème pour jigéen bi parce que jigéen bi mu ngi déjà yow boo gisee sa règle sa yaram du neex boo si bëggee boole nag toilette bu setul ak manque d'eau bi déjà loolu day tax yaramam bi du nekk à l'aise pour mu suivre bu baax jàng même bu dee toog na classe du mën a suivre bu baax parce que yaramam neexul loolu yëpp professeurs yi je pense que ñoom mënuñu ci lu bari à part peut-être proviseur école bi moo mun peut-être di assurer nettoyage toilette yi bu baax assurer aussi ñu am seau d'eau
avec des pots pour se laver normalement loolu proviseur bi war na mën a assurer loolu tamit en attendant gouvernement bi aussi mun a ñëw jàppale ci infrastructure bi bu baax. ci gouvernement boobu sax laa doon ñëw Fatou Bintou parce que dëgg la yéen a ngi liggéey ak ay ONG waaye comme ci wàllum wér-gu-yaram ngeen nekk est-ce que ci au niveau du ministère de la santé yéen am na ci loo xamante ni wàll la bu leen ci séddee. waaw au niveau du ministère de la santé nag ñu ngi liggéey ak département bu ñu woowee direction de la santé de la mère et de l'enfant depuis 2016 ñu ngi jàppale ci journée bi déjà di ko présider ba pare aussi dinañu jàppale aussi ci bu ñuy dem ci région yi dañu jàppale pour mun a dem am autorisation yi déjà dem ci école yi ak dem ci comment on appelle ci gox yoo xam ne xale yi peut-être jàngiwuñu ñu mun leen gën a jege waxtaan ak ñoom parce que ñoom tamit ci lañ bokk même bu dee jàngiwuñu ñoom aussi ci hygiène boobu la ñu bokk ministère de la par la direction de la santé docteur Omar Sarr moom mu ngi jàppale bu baax macha allah ci activités yi voilà. Peut-être la dernière question c'est à mademoiselle Diarra peut-être yow mën naa ni yaay représenté jeunes yi yaa porté li nga xamante ne moo di seen voix par rapport ak journée bi nga xamante ni moom ngeen dëgmal ban appel nga ciy def jeunesse bi ngir ñu ñëw xam li nga xamante ni moo leen war seen yaram. Déjà journée bi ñu ngi ko defal comme niñ ko xamee pour jeunes yi pour ñoom la pour ñu gën a xam nan la ñuy defee am nan la ñuy comporté woo yan matukaay lañ mën a jël buñ tollee seen période bu ñuy gis seen règle. man maay xaw a dinaa ñëwaat ci serviette yi aussi comme ñun ay xale lañ comme sama genre gi nga xam dañu bëgg lu yomb même buñ jëndee yu jetable yi sax dañ mën nañ jënd jetable jël benn utiliser ko toute une journée alors que loolu c'est pas normal kër yu bari dañuy boucher aussi ndax jetable yi ci mbedd yi aussi comme ni ko tata bi waxee da ngay romb di gis ko donc xëyuñu xëy rek jël defar ay serviettes yoo xam ne c'est en tissu dañ ko jàngat xam lan ak lan at yan yan matukaay lañ jeunes yi mën ci jël pour buñ koy utiliser donc man maa ngi def appel jeunes yëpp ñëw ci jour boobu toog ñu déglu mu nekk échange entre ñun ak ñoom ñu wax ñu lépp lan moo leen jaaxal ñu waxtaan ci ak ñoom waaw loolu daal la amoon lu ma ci wax. waaw ñu ñëw ci lieu exact bi nga xam ne fa ngeen koy defee ak waxtu wi. waaw ñu ngi koy defee ci SEDAF Parcelles. mu ngi nekk unité 24 wetu ACAPES wetu école ACAPES ba pare di ko liggéey ak waa SEDAF moom mooy centre départemental d'assistance et de formation de la femme parce que tailleur yu bëri ñoo ngi foofu la ñuy jàngee ñaw programme bi mu ngi nekk. dañuy commencer 9h pile nag la ñuy commencer ndax ñu ngi ci koor gi commencer na. 9h pile ci la ñuy commencer organisation bi activité bi cérémonie d'ouverture avec suñu nit yi ñëw am na mot d'introduction panéliste parce que day am ay panel bu ñuy def panel bi nag ci la ONG yu bari di ñëw. ak ministères yi ñuy liggéey ci wàllum hygiène menstruelle parce que am na ministères yu bari yu ciy liggéey ñoom tamit dinañu wax seen programme ak naka lañ koy dérouler ak naka la ñu mën a aider ndaw yi par rapport ak hygiène menstruelle dina am émission rajo Parole aux jeunes avec Parole aux jeunes en direct dina am formation aussi en gestion de l'hygiène menstruelle formation boo xam ne ONU Femmes a koy def ak ñun ñi suñu organisation. ñu ngi woo ñëpp nag vraiment ñu ñëw ci journée bi. jàpp ci bu baax ci parcelle lañ koy defee lu tax ñu defee ko parcelle parce que dañoo bëgg jeunes yi ci banlieue bi gën ci profiter. duñu def comme ONG di dem ci salle climatisée toog def benn conférence dañ ko def pour que banlieue bi yëpp génn profito ci formation bi profito aussi ci gestu bu ONG yi di ñëw di joxe ak tamit gouvernement bi aussi. jërëjëf Fatou Bintou Thiam appel bi yaakaar naa ne jeunes yi dégg nañ ko te ñoom ñëpp dina ñëw wis incha allah ñu ngi lay jaajëfal ci sa teew ci émission bi. merci beaucoup. jërëjëf di jaajëfal aussi ki nga xamante ne moo di Khady Diarra
moom mi nga xamante ni moo yor lépp lu jëm ci wàllu communication Khady ñi ngi lay jaajëfal. merci beaucoup. jërëjëf Tafama yow tamit ñi ngi lay jaajëfal ci émission bi. waa kañ jërëjëf Mame Seye. jërëjëf yéen it mbokki auditeurs yi ak auditrices yi lii leen fi indi woon tey seen émission bi nga xamante ni moo di wérgu yaram ñu doon waxtaanee tey ji wàllum hygiène menstruelle ak ñi nga xamante ni ñoo di waa santé mobile ñu leen di jaajëfal ci teewlu beeg safoo bi jaara ngeen jëf. Comment ça va et comment va la santé? wérgu yaram àllarba gi nag Mame Seynou Ndiaye Thiam ak i ganam dinañu waxtaane ani yan matukaay la nit ki war a jël buy gis mbaax ngir rek mën a ànd ak set wérgu yaram nag àllarba lay am bu 17h jotee jàpp 18h ngir ngeen bokk ci waxtaan bi mën ngeen def 88 628 05 05 88 628 05 05. J'écoute Afia FM, la radio des femmes, la radio des sans-voix, la radio de toutes les communautés, la radio de proximité par l'excellence et pour l'excellence. Afia FM, j'aime la paix, Afia affaire pour tout le monde.